أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق ذي المبعوث الرحمة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ورد الله الخالد عن جميع المؤمنين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ñu ngi nuyu sunu mbokku auditeur yi baaxoo di ñu déglu samedi bu jot ci waxtu wi diggante 16h ba 18h ngeen koy ànd ak seen mbokk daara Oustaz Daouda Mbaye ci émission bi nga xam ni mooy éducation des jeunes ñu gën ko xam ci Irshadu Shubban. di nuyu borom kër gi di Thierno Hamidou Yoroban ak itam suñu directrice di soxna ñimma di ko ñaanal yàlla yal na yàlla yàggal seen taxawaay, yal na yàlla barkeel rajo bi, yal na yàlla def itam lépp loo xam ni wax nañ ko fi mu jur njëriñ. bu juree njëriñ itam yàlla na defar lépp loo xam ni yàqu-yàqu la, ndax nag yàlla li tax mu wàccee nit ci kaw suuf pour mu defar kaw suuf dong moom moo tax mu wàccee ko fi. mu mel ni rek di nuyu mbokk yi nga xam ni yëpp ñi ngi bàyyi seen yitte yëpp di teewlu li nga xam ni moom mooy émission bi. di ñaan yàlla rek yal na yàlla barkeel, ndax itam dañuy wax ni ñuy ñaanalaale itam kilifa diine yi, kilifa aada yi, képp koo xam ne rek mu ngi ci réew mi, mag ñi nekk ci réew mi yal na yàlla yokku leen wér, yal na yàlla yokku leen sutura. yàlla mën na ko, yàlla ñu ko defal. mu mel ni tey dafa am lu am solo loo xam ni moom la ñu bëgg waxtaane, ndax dañu wax ni réew balaa muy mën a jëm ci kanam faaw rekk ñu bàyyi xel ñi nga xam ni ñoom ñooy ndaw réew ma. waaye ni ñuy bàyyee xel ndaw réew ma mooy ci tàggat leen, ci waajal leen ba fépp foo xam ni instance la yoo xam ni tey dinañ leen permettre ñoom ñu joxe seen participation ñoom ndaw ñi. wax nañ leen nag ni leen émission bi dinañu fexe ba lépp loo xam ni luy jëriñ ndaw la ñu andil leen ko, bokk kook yéen. ñëwuñu nag pour waaraate, waaye nag ci cadre orientation lañ ko teg, ndax ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal maw'izati al hasan. loolu moom mooy li nga xam ni moom moo ci nekk. mu mel ni sunu maam
Sayyid Cheikh Ahmed Tijani Sy Al Maktoum moom mi nga xam ni dafa def jàngat def seetlu def gëstu woo xam ni bu xóota xóot la andil ko ndaw réewam commencé ci problématique yi yenn jafe-jafe yi nga xam ni moom la ndaw ñi di jànkonteel ak ci yenn yàqu-yàqu yi nga xam ni ndaw ñi ña ngay fëx di ca dem mu bokk ci savant yi bokk ci boroom xam-xam yi bokk ci nitu yàlla yi nga xam ni yàlla may na leen li ñuy tuddee basira te muy vue intérieure mu bind benn xasida ñu koy tuddee ñu gën ko miin ci yaa Sénégal moo tax ñu ne bismillahi irrahmani irrahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam fa hazihi qasidatun qaalaha alcheikh Ahmed Tijani Sy yudli biha tawsiyatin lishabab kon jàppal ni xasida bi ñuy waxtaane ay dénkaane yoo xam ni daf ko dénk ñi nga xam ni ñoom ñooy ndaw ñi te bu ñu waxee ndaw ñi nag la jeunesse sénégalaise ñoom ñooy ñi nga xam ni lépp luñ ci wax ñoom ñoo ci ëpp wàll ñu xam ni rek ñëwuñi tamit pour firi ndax itam dañu wax ni wayu biir kenn mënu koo aw wolof dafay faral di jàngale ni wayu biir kenn mënu koo jottali ndax itam dafa am benn profondeur boo xam ne moom moo ci ne kon dañu ciy waxtaanee rek laayante ci biir ak mbokk yi mi ngi commencé mu ne yaa Sénégalu bakayti kulla bukaa'i li tawaghuli shubbaani fil ba'saa'i kon li ñuy wax nii buñ ne tawsiyaat li shabab moom la ñuy tuddee exhortation à la jeunesse moo tax ñu wax ni devant le triste et pénible spectacle de torpeur de vie facile, de manque de vivacité d'esprit et du goût du risque, de l'absence des hautes ambitions, de l'idéal élevé que lui offre la jeunesse sénégalaise. Le poète écœuré pleure en rythmant les flots de ses larmes sur ceux des eaux marines qui bordent son pays. mu ne yaa Sénégal yow Sénégal mu ne bakayti yaa ngi jooy de mu ne kulla bukaa in mu ne lépp luy xeetu jooy rekk gis naa ni yaa ngi jooy lu tax ndax li tawaghuli shubbaani fil ba'saa'i ci ëppal ak teengal bi nga xam ni sa ndaw yi nga xam ni ñoom nga yaakaar ñu jagal sa suuf moom lañu ëppal tey dugg ci loo xam ni du leen amal benn njëriñ moo tax mu ne ô Sénégal tu as versé de chaudes larmes parce que ta jeunesse adopte une conduite qui afflige mu ne ko wa bakayti haysu ara bukaa aki waajiban mu ne ko jooy nga de tel jooy bi nga xam ne moom nga jooy yow Sénégal lu jaadu la mu ne ko waaye wa bukaa siwaaki min aktharil uqala mu ne ko li ëpp sax ci boroom xam-xam yi
li ëpp ci boroom xalaat yi, li ëpp ci ñi nga xam ne yàlla may na leen xel, muy les hommes dotés de l'intelligence, muy zawul albab, mu ne ñoom sax seen jooy jaadu na, ñi ngi lay jàppale ci jooy yi. moo tax mu ne oui, tu as pleuré, je vois bien que tu dois pleurer, même la plupart des gens sages ont pleuré. mu ne ko fa xuluwuna shubbaana ardiki daiman, mu ne ëppal bi nga xam ni sa ndaw yi réew moom la ñu ëppal, waaye li ci gën a yéeme mooy dañ cee sax te bañ cee jóge. loo xam ni mimma yazidul mar'a kulla thanaa'i, ci mbir yi nga xam ni ci lañu jëm, ci lañu dugg, loo xam ne da leen ni delloo gannaaw mais du leen avancer loo. moo tax mu ne la jeunesse de ton pays se livre à des activités qui ne rapportent jamais que des éloges immérités. moo tax mu ne adda ila hadha allazi qad dammahu jahran lisaani mufakkirin li safaa'i. mu ne loolu moo waral, moo poussé ba yóbbu ci boroom xam-xam ŋàññi li nga xam ni moo la arrivé ba mu biral ko. waaye jàppal ni critique bi mu def critique objective la, bëggul rekk lu dul saafara. moo tax mu ne voici une critique que lui adresse la langue d'un penseur absolument sincère. léegi nag mu laaj, mu ne maa li shababi ida gada lam yajni min thamari almaarifi xayra kulli janaa'i. mu ne mi naka la nu mën a yaakaaree ndawi réew moo xam ni duñu xëy ba dem fal garabu meññitu xam-xam yi ne ñu witti ca. mu ne te garabu xam-xam boobu nga xam ni meññit yi lépp ay science la, mu ne moo gën ci lépp lu doomu aadama mën a witti ci meññit, te muy meññitu xam-xam, mooy thamaratul ilm wal maarif. mu ne waaye tamit, que peut-on espérer de la jeunesse si elle ne cherche plus à cueillir les fruits de l'instruction, cette meilleure cueillette. Allahu akbar. mu ne ba léegi wa iza gada lam yaxtarif li yaxuuda ma yaqdi bihi alxawja kulla qadaai. mu ne naka lañu mën a yaakaare ci ndawi réew boo xam ne itam mu ne kenn yittewoo ci ut métier. mu ne te ut métier moo xam ni dina ci mën a saafara, faj ci ay soxlaam, soxla bu teew rekk mu mën saafara ko, faj ko te du tàllal loxo. kon loolu li muy dàq moom mooy l'oisiveté. moo tax mu ne que peut-on espérer de la jeunesse si elle ne s'emploie pas à acquérir de quoi satisfaire convenablement demain les besoins de la nation. kon mbokk yéen ñiy déglu, question yooyu jar naa bàyyi xel. képp koo xam ne ndaw nga ci réew mi war nga mën a def li ñuy tuddee introspection, nga xalaat, yeddaat sa bopp, wax ni ñaari question yi ñu posé ne lu tax ndaw réew mi
demuñu fekk fa garabu meññitu xam-xam yene ñu witti ca waaye tamit xëyuñu uti métier ngir mën a faj seeni soxla nga xool yow mi nekk ndaw ci ban catégorie nga ci nekk ci ban catégorie moo tax mu ni innal jahalata fi zamani razilatun mu ne tawal faqru charru nikayatin wa shaqaa'i mu ne réer di tey ci jamono muy ignorance mu ne bokk na ci ayib yi nga xam ni moo ëpp doole ci ayib yi mu ne te ñàkk itam mu ne mën nañu wax ni tey jii ci mbugal yi gën a tar ci mbugal yi gën a tar ak ci texee di waxuñu ne nag yàlla bindul ku ñàkk waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sax bokk na ci ñaanam yi mu ñaan bokkoon na ci mu ne yàlla nañu yàlla musal ci ñàkk allahumma inni a'udhuka min al faqr wal marad yooyu yëpp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan na ko ñaan ndax ignorance mën nañu wax ni mooy ennemi nit ku njëkk waaw ignorance kon bu jàpp ni kenn jàpp ni diw mooy sama ennemi waaye ignorance mooy sa ennemi bu njëkk moo tax mu ni faire le beau est un vice qui court les rues en ce moment-ci. Cela n'engendre que la pauvreté. Or, la misère est la pire des épreuves et le plus atroce des fléaux. mu ne walizid taqalidil qadimati muntaha wal muntaha li zawil basairi jaa'i mu ne waaye itam di toppandoo yi nga xam ne moom moo xewoon démb mu ne boo xoolee yooyu tey dafa mel ni egg nañ ci njombaxtal bi mu ne te ñi yàlla may basira muy dawil basair muy ñoom sax yëg nañu ni yegg si nañ ci njombaxtalu yooyu nga xam ni moom mooy ya ñu daan topp démb moo tax mu ne l'attachement aux traditions ancestrales a des limites. En tout cas, c'est ainsi que le voient les êtres lucides et les clairvoyants. moo tax dañuy wax léegi ñu ne enracinement et ouverture. C'est bien d'enraciner ci say culture mais boo enraciné wu ba pare balaa ngay uti ouverture mais tey dañu jaxase dañuy dem bëgg def ouverture te enraciné wuñ kon avant l'ouverture l'enracinement d'abord mooy ni balaa ngay jéggaani da ngay xool ndax yow fi nga dëgg baax na ba noppi mu ne illa alladi hada tajawul mu ne itam tambaambaalu taxawaalu di wër fu ne nga dugg fa mu ne laa yufiidu ifaadatan mu ne wër di taxawaalu ci ndaw mu ne jëriñu la dara mu ne moo tax laa yufiidu ifaadatan maalumatan illa axal izaa'i mu ne du jur njëriñ lu nit mën a jëriñoo nee na lu dul ne ñaawteef kese la lay jural moo tax errer dans les rues pas d'avenir cherche à revenir tu dois soutenir kon nañ ko bàyyi xel te xam ni taxawaalu juralul njëriñ nit ki
moo tax ne se balader sans but fixe n'apporte de vrais profits qu'aux individus nuisibles et dangereux. mooy liñ doon wax ci mauvaise fréquentation. ndax itam boo bëggee baax c'est simple, àndal ak ku baax bu yàggee rek nga baax. mais bu fekkee ni dangaa bëgg baax te ànd ak ku baax kon baax daf lay jafe. wolof nag jàngale ñaar, mu ne fa nga fekk baax fa la baax fekk ko gën. fa nga fekk baax fa la baax fekk moo ko gën. xam nga nit mën na tiite ne man de fii laa fekk baax, fii laa bàyyeekoo, fii laa nangame. waaye nag yitte ba nga def ba jug ba seeti mbaax, ba mbaax dajeeg yow fa la mbaax fekk, foofu la mbir ma ne. mu ne illa lazi yaxtaabu zaak, taxawaalu lu bari de mu ne dina jur nga jëw kii. lisa ndax kii mooy li góor gi waxoon rek nii, mu ne am na ñoo xam ni moom mu ne boo leen ne kay jàng ñu lànk, kay liggéey ñu lànk, kay baax ñu lànk, kay sàkku xam-xam ñu lànk. mu ne waaye boo leen ne kay saagal ma diw ñu jóg, kay xasal ma diw ñu jóg, kay ŋàññil ma diw ñu jóg. yàlla ñu ci yàlla musal. mu ne waman yahju fatan li siwaahu charra hijaayi. mu ne waaye tamit taxawaalu googu dina la yóbbu ba ci da ngay wër di jëw rek. mu ne waaye tamit di ŋàññi askem koo xam ni yàlla daf koo baaxal ba noppi. mu ne nga koy ŋàññi ci ŋàññi yi gën a ñaaw ci ŋàññi yi te fekk ne ku yàlla baaxal la. moo tax mu ne il ne profite aussi qu'à ceux qui médisent de Samba ou de Demba. mooy nuyuwaale sama technicien bu baax bi Hadji Samba si. moo tax mu ne ainsi qu'à ceux dont le seul métier est d'adresser d'acerbes critiques et méchantes sortes, satire à l'homme de Dieu. mu ne maa ngi lay xamal ni yàlla de sunu jëmm yi bawu ko fi. ndax inna allaha la yanzuru ila suwarikum wala a'malikum walakin yanzuru ila qulubikum. moo tax mu ne inna al ilaha ila ad-damaa'iri naazirun. mu ne yàlla de li ci conscience yi moom lay xool. wa ila saqaafati, mu ne ci culture yi tamit. waaw te saqaafa buñ ko waxee culture du fecc ak way kese, looloo gën a ndaw ci culture. culture dëgg boo xoolee sax ci arab bu ñuy tuddee nit ki intellectuel dañu naan musaqaf, un intellectuel. te musaqaf boobu ci la saqaafa jóge te muy culture, muy un homme cultivé. mais ñun boo nee culture rek ñu jëmale ko ci pecc mi, jëmale ko ci woy mi, jëmale ko ci lépp loo xam ne daal dafa dellu rek ci wàllu passion. moo tax mu ne wa ila saqaafati, ak ci culture yi muy xam-xam yi, laa ila al a'daa yi, mu ne membre yi, cër yi bàyyiwu ko fi. mu ne itam aujourd'hui le culte rendu à Dieu, le bienfaisant, se fait sans purification, ni du corps, ni du cœur. C'est une pure ostentation. mu ne wa ibadatu rrahmani duna taharatin wa nadafatin lil qalbi aynu riyaayi. jaamu yàlla goo xam ni àndut ak laab, àndut ak sell. waa nga bëgg ne danga cey jëlee xol bu sell,
mu ne dëgg-dëgg loolu moom mooy jëmmi ngistal waaw jaamu yàlla gu àndut ak laab nag dafa am tahaara maanawiya am tahaara xissiya. tahaara xissiya mooy ni julli taxaw na nga jël ndox nga jàpp, wala ñu ne la jumaa jot na ñu ne la sangu set, loolu xissi la. waaye bu maanawiya bi nag boobu mooy sellal bi ngay sellal sa xol ak sa ruux. moo tax tabban liman yajri lisaana ala imriin liman yujri lisaana ala imriin li yaxuuda baadu bi daaka kulla jazaa'i. mu ne toskare pertange de ñeel na ci ki nga xam ni mooy yëkkati làmmiñam bi jëmale ko ci nit ki, lu tax ngir mu amee ca rek ak fay. li yaxuusa baadu bi daaka kulla jazaay, ñu fay ko xaalis ne ko xasal ma diw, fay ko xaalis ne ko bindal ma ci diw lu ñaaw. kooku yaakaar naa ni sunu mbokk journaliste yi war nañ ci bàyyi xel, ndax bu la dara jaral nit ñëw tey fekk la nit ku baax, ñëpp xamee ko mbaax, koo xam ni boo ko xasee ñëpp rus. kon daal dañ ko bàyyi xel te xam ni lu doy waar la sëñ Samba. fekk nit ku baax ku yàlla baaxal nga xotti ormaam. moo tax mu ne wali man tajassasa waftara wali mufsidin bayna al wara bi namimatin mashaayi. mu ne ki nga xam ni itam mooy def tajassus ki koy def moom lañ tuddee aljasuus. maanaam bu fekkee tey jii léeg-léegi dina am ci benn côté ñu koy tuddee agent secret, waaye tajassus bi mooy ki nga xam ne dafay reju, dafay ñëw jege la, mais jege bi mu lay jege yëpp pour fexe xam ci yow lenn loo xam ne ayib la mu dem tasaare ji ko. mu ne waftara ak ki nga xam ne itam dafay fent aw fen. iftara mooy koo xam ni dafay fent aw fen, te ñaar yi feebar la buy nekk ci nit, te tubaab di ko tuddee mythomanie. mythomanie mooy feebaru fen, feebar boo xam ni dafay nekk ci doomu aadama. yal nañ ci yàlla musal. yi koy indi nag mooy fenantu. moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam biñ ko laajee nekk ndax jullit mën naa njaaloo, mu ne li muy bon mën na koo def, waaye bu ko defee it lu ñaaw la ci deram. ndax jullit mën naa sàcc, mu ne jullit de mën naa sàcc li muy ñaaw ndax am na sanction yu koy xaar. mais biñ nekk ndax jullit dina fen, mu ne mukk jullit du fen. kon xoolal ndekete njaaloo li muy bon sàcc li muy ñaaw yëpp ndeke fen moo ko gën a garaaw. allahu akbar. moo tax mu ne wali mufsidin ak yàqkat boo xam ni baynal waraa ci diggante mbindeef yi, teg ko ci lan bi namimatin mashaa'i, muy ci rambaaj. te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngalem yu sell te gàtt yooyu muy ni laa yadxulul jannata nammaamun. mu ne rambaaj de du xeeñtu sax bay mos xeetu aljanna. waaye léeg-léegi ñu dem ci conférence yi nga gis xale bu ndaw ñëw taxaw tari
ne laa yadxulul jannata nammaamun rambaaj du dugg àjjana. ndeysaan way jure reetaan ña fa nekk ñëpp ree waaye du ñu bàyyi profondeur u message bi nekk ci ñaari baat yi xale bi wax waaye dañuy ree rek naan ndeysaan moom de jàmbaar la chëtëtët. waaye lan moo tey ñu toog jàngat ni ndekete rambaaj fa muy tàmbalee mooy baat bi mi ngi jóge ci namma ci luxal arabiya. namma mooy yokk na ay zaada mooy ni da ngay ñëw benn mbir mu ndaw moo xam ne xëy na sax yeggul ci benn degré bi ci ñaawteef nga ñëw yokk ko taaral ko ba dugal ca loo xam ne bokk ci loolu la ñuy tuddee rambaaj. kooku yàlla ñu ci yàlla musal. moo tax mu ne qu'il soit damné ceux qui laissent libre cours à leurs propos venimeux contre l'homme de bien afin d'obtenir par leurs mensonges de substantielles récompenses. mu ne waaye itam waliman tanabada wa tanabuzu afa mu ne ki nga xam ne itam dafay def tanabus muy yàq tur mu ne nga xam ne aafatun kooku gàkk gënu koo rëy bàkkaar gënu koo rëy kañ bi sarairil alqaabi yawma tarai mu ne loolu lu ñaaw la nit tudd nangam nga jël tur ba soppi ko yàq ko ñu tuddee alxalifa Ababacar nga naan ko xaaf. allahu akbar. gis ku ñu tuddee Daawuda nga ne ko deev. gis ku ñu tuddee Xaadim nga ne ko xaa. gis ku ñu tuddee Cheikh nga ne ko xëch. te yàlla sax moo ngi wax ci alquran ni wala tanabazu bil alqaab yàlla nee na bàyyi leen di yàq tur. li may wax alquran la wala tanabazu bil alqaab mu ne lu tax bu leen yàq tur mooy ni bi'sal ismul fusuq ba'da al iman. xam nga arab bu tuddee bi'sa mooy mbir mu jéggi dayoo ñaaw ba kenn mënatu koo tudd mu ne bi'sa mooy li gën a ñaaw ci bàkkaar yi te yii duñ ko bàyyi xel nañ koy bàyyi xel. moo tax mu ni la vie est brève, elle ressemble à un regard furtif que jette derrière soi celui qui veut voir plus clair. Qu'il soit enfin damné ceux qui lancent des titres d'infamie, car se déshonorer réciproquement est une calamité, surtout quand on se traite de tous les noms lors d'une dispute. Mu tegal la ci ne la vie est brève, elle se ressemble à un regard furtif que jette derrière soi celui qui veut voir plus clair. Inna al-hayata qasiratun. Allahu akbar. Wa ka'annaha lahazatu multafitin muridi jalai. Mu ne maa ngi lay yëgal ni la dund bi ak gàtt laps de temps la. Allahu akbar. Wa ka'annaha lahazatu multafitin muridi jalai. Dafa mel ni rek ñu nekk ci lëndëm jékki-jékki rek benn lumière ne xuy rek delluwaat. mu ne dund gi ci misaal noonu la mel ay moment la yoo xam ne rek yu la yàlla jox te doomu aadama yàlla benn kàttan la ko jox ci dundam yépp muy ñetti état bu dund. yàlla ne bi ngay gane ci àdduna
dangaa ñëw faible ndeysaan ñëw mënaloo sa bopp dara ñu lay yëkkati di la tëral di la tette lépp ñu la koy defal kon bi ngay ñëw dangaa ñëw ci ñàkk doole nga dem ba ñu naan léegi waxambaane la allahu akbar foofu mooy moment de jeunesse kon jàppal ni ci sa moment de jeunesse benn kattan boobu kese nga am ci sa dund nañu bàyyiwaat xel loolu moment de jeunesse bi benn kattan boobu kese nga dese xamal ni boo génnee ci état bu jeunesse bi fa ngay jëmaat da ngay delluwaat ci lot moo tax ni nga ñëwee woon rek noonu ngay demaatee mu ne nag léegi fa nizaamu yawmika laa yafika li diqihi waaye wali diqihi maa fihi min ifaa'i mu ne organiser sa vie quotidienne ndax sa 24 heures bi nga am sax doyu la mu ne waaye 24 heures li lay wan ne doyul doomu aadama boo tëddee rek réccu saa boo demee ba war a teg sa bopp sa lal ba war a tëdd nelaw rek réccu yëg ni am na lu bari lu la raw ci journée bi mu ne waaye li muy xat-xat-xat yëpp maa fiihi min ifaa'i mën nga cee dugal loo xam ne lu am njëriñ la donte lu gàtt la moo tax mu ni ta journée est trop courte pour te suffire à l'organiser comme il s'y est. À cause de cette brièveté, tout est bien limité. Et ça. mu ne nag utlub li nafsika maslakan taataamu utalal sa bopp yoon woo xam ni yaa koy tànnal sa bopp muy yoon bu baax rek wa ajit nidaamaka muddatal anwaayi mu ne boo ko defee di nga am organisation boo xam ni foo mën a nekk foo mën a dem rek da ngay ànd ak moom boo xëyee bu fekkee ni da ngay jàngi demal jàngi ji bu fekkee da ngay liggéey demal nga liggéey su ma paree lii laay def su ma paree lii laay def isan moo Oustaz Imam Samba Diop laa ma sa dégg mu wax ni dafa am benn waay Samba kooku moom xam naa ne ab siiseen la waa ji daal dafa xëy dem ci tool ba war a bay de téye outil yi nag taxaw naan daal bu ma xëyee comme 8 heures ba 9 heures damay bay fii 9 heures 10 heures ma bay fii bay fële 10 heures 11 heures ma bay fii bay fële mu topp ko di wër tool bi ba ñu noonu tàkkusaan bi mu demee bay tourner rek ndëj jam ko mu ne waa man li ma wër tool bi yëpp naan bu ma bayee fii bay fii bu jëloon rek commencé tàmbali fa mu taxaw bu yàggee tool ba set kon loolu nañ ci bàyyi xel mu ne laka fi nahaari ida aradta sinaatan mu ne bëccëg gi la yàlla jox mu ne am nga ci loo mën a liggéey mu nekk sabxun tawil moo xam alquran booy jàng la wala benn xadis boo ciy dolleeku la damay wax ni léeg-léegi dafay raar nga gis tey ndaw bu ñëw ne ñun de dañ doon discuter ci benn xadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala dañ doon jàng alquran ba yegsi ci benn aaya
biñ yegsee ci aaya bi nañu dem laaj oustaz diw naka lañ ko mën a déggee. kon nag mbokk yi dañuy tegandigum foofu suñu loxo. kon mbokk yi ba léegi ñu ngi ànd ak yéen ci seen émission Irshadu Subban muy éducation des jeunes ci seen rajo Safina FM 98.2. mu mel ni rek ñu ngi taxawoon ci laka fi nahaari iza aradta sinaatan sabxun tawilun fihi kullu ghanaa'i. tax mu ne cherche-toi une voie de ton choix, invente la méthode une bonne fois pour toutes. ma tax mu ne la tuhmilan nahaaraka al maymuna bil jawlaani wa tatwaafi fi l anha. mu ne journée bi nga xëy ak wér gi yaram xëy sa yëpp fonctionné. mu ne bis bu barkeel boobu nga xam ni moom la yàlla jagleel, mu ne bul ko fayalee ci wër ak taxawaalu. gox bu ne rek ñu gis la fa, gox bu ne ñu seen la fa. ndax nag jant génn ga muy génn bëccëg moo ko jox taar ba mu am, moo ko jox succès ba mu am. waaye bëgg feeñ bu ko taxee génn guddi itam mu ñàkk valeur am, te xam ne guddi am na boroom te muy weer. kon jar na bàyyi xel. moo tax ne si tu veux agir pendant la journée, exalte longtemps ton Seigneur, source de toute richesse. Ne passe pas ton heureuse journée à ne faire que des tournées et des va-et-vient continus. kon loolu yëpp nag mu ñuy dénk rek li nga xam ne mooy nit ki bu defee farataam ba noppi mooy mu toog këram. mu ne waaye wa tafaxusin an sha'ni dhaaka wa sha'ni dha. mu ne di luññuti itam ci mbiru nit ki, xëy rek topp nit ki nan lan lay def ci li muy dugg, ndax mu ngi nàngam ndax mi ngi nàngam. waaye wa tatabbu al af'aali wal asmaa'i, topp itam li nga xam ne moom mooy jëf yi ak tur yi. xëy rek naan diw de dégg naa dañ koy tooñ, diw de dégg naa nàngam, diw de dégg naa nàngam, dégg naa rek. ndax loolu yëpp ci am jot rek la tegu. moo tax mu ne la passe pas à fouiller dans les affaires de Samba ou Demba, ni à fureter dans les actes et des listes de noms de personnages à voir. loolu yëpp nag làmmiñ a koy def. te dañuy wax ni làmmiñ du furno waaye dina boy. ñu ne làmmiñ du tànk waaye dina tarxiis. kon ñaar yooyu tamit nañ ko bàyyi xel. mu ne wa sanaa'i dhaaka wa dammi dhaa wa taqawulin xiinan ala al afraadi wal fudalaa'i. mu ne waaye tagg kii xas kii léeg-léegi nga wax ci ñi nga xam ni ay kilifa lañ ñu yàlla baaxal, ñoo xam ni yàlla ci boppam moo leen ormal. waaw tagg kii xas kii, xool ñi nga xam ni yàlla moo leen teral ormal leen nga xotti seen orma. mu ne waxdar mulaadamata dhaanifati l ula, ndax min sha'nihim badrun li kulli tawaayi.
mu ne maa ngi lay wattandikuloo nga topp taqook mbooloo yi nga xam ni danga cay ne waaye doo ca jëriñu te doo ca jëriñi ndax amuñu luy mën a jëriñ nit fépp fu ñu dem rek yàqte rek lañ fay def wal iyaazu billah moo tax mu ne la passe pas à encenser celui-ci ni à stigmatiser celui-là ni à répandre des propos malveillants sur des personnes distinguées et supérieures boobu tamit nañ ci bàyyi xel te xam ni gor des koy ormal waaye gor kenn deesu ko tuumaal ñu ne saay-saay nag mooy yàq gor waaye añaan mooy yàqal gor ñu ne saay-saay fu mu fekk gor mën na koo yàq waaye añaan moom fu mu fekk gor rek yàqal ko rek mooy yitteem mu ne nit ñooñu ma la wax qawmun uquluhum xalat min fikratin tahurat wa kaana xulubuhum bi xalaayi mu ne aw nit lañu ñoo xam ni dañu vide waaw ay aliéné lañu rek seen xel yi dara newu ci amuñu xalaat bu sell amuñu xel mu sell waaye wa kaana xulubuhum bi xalaa xam nga ku sa xel vide sa xol vide kooku fan nga jëm kon nag ñu ngi ci seen rajo Safina FM 98.2 incha allah mën nañu ubbi ligne bi Xaaji Samba pour mbokk yi nga xam ni bëgg nañ dugg joxe seen contribution ci biir émission bi ci 88 628 10 95 88 628 10 95 moo tax mu ni méfie-toi de la fréquentation de ces vicieux dont la conduite est de jeter toutes sortes de semences de perdition. Mais ce sont des gens dont l'esprit est incapable de fournir toute pensée saine et pure, et dont le cœur est vide de tout noble sentiment. mooy nit ñi mën a wax ne amuñu xalaat seen xalaat jëmul fenn seen xol itam sellul mu ne qawmun aw nit lañu ñoo xam ne ra'aw gis ñu lu dul rek nahja taassubi saidan muy parparloo rek waaw bu teyee ñu ànd ak diw bu subaa ñu ànd ak diw bu subaa ñu ànd ak diw waaye war a aw li gën a yéeme mooy jàpp nañu ni gis nañu ni ka annal xayra fi shaxnaa yi dañu jàpp ni yiw yëpp mi ngi ci bañante te bañante moom fu mu nekk yërmande yàlla dafa wàcc moo tax yonent bi doon wax ni taxaabu waaw soppante leen ndax qawmun abaw illa al ghufuur mu ne aw nit lañu yoo xam ni duñu daanu ba mukk xam nga koo xam ne nekkul ci dëgg te loo wax mu ut lum fa teg am na ñoo xam ne duñu mës a daanu waaw moo tax mu ne ce sont des individus qui permettent toute marque de tendresse pour un moyen de domination et qui considèrent la perplexité comme la haine. Ce sont des individus qui se vantent dans l'impiété. Or, la récompense que notre Seigneur réserve aux impies sera la dureté, un accueil glacial. moo tax
lu jar a bàyyi xel la. mu ne ñoom nan la ka la seen màndarga mel nit ñooñu mu la wax nee na la wattandikul fréquenté ñoo xam ni baaxuñu te fu ñu dem dañ fay yàq. moytul ma nit ñi nga xam ne amuñu xalaat bu sell seen xol sellul. mu ne moytul ñi nga xam ni seeni kuréel parparloo dong moo fa ne ak ñi nga xam ne nekkuñu ci njub te kenn mënu leen orienté. mu ne xaar ma wan la ni ñu mel ndax siimaahum ardul bisaamati aadatan li tahakkumil udabaai wan nujabaai. mu ne boo leen gisee ñu muuñ la wan la seeni bëñ yi ne leen wan leen la dañ laa sopp. mu ne te loolu yëpp nag ñi ngi fexe ba nu xottee orma udabaay yi mu ñi yàlla tànn te ñu nekk ñu ay woy tegginu lañu ak ñi nga xam ni ñoom ñooy noble yi ñi nga xam ne yàlla moom moo leen tànnal boppam. xam nga dukk la ree rek di sa xarit. arab yi dañuy wax ni iza ra'ayta nuyubal layfi barizatan fala tazunnanna min annahu yabtasim. ñu ne boo gisee gaynde mu ŋaaŋ di ree ba nga gis bëñ yi mu ne ay boo jékkee ne gaynde gi de sama xarit la mi ngi may ree xaar ma dem jox ko loxo. mu ne wallaay bu boobaa nga xam ni yàlla julli la santaane. mu ne waaye wata kaatufin inda tasarruxi fi ruba waaye wata baxturin bi mulawwanil azyaayi. mu ne yow mi tam dañuy coaliser ànd mais fexe ba fu ñu nekk rek créer fa boucan taal fa xare te buñ ko taalee ba noppi nag rocceeku bala fa yow yaa cay des. 88 628 10 95. mu ne nga gis leen ñoom bu ñu créer safaan ba noppi rocceeku bala fa. mu ne waaye wata baxturin bi mu la wonil asiya yi. mu ne foo leen fekk ña ngay tiitaru di sañse di wane seenu taar. mu ne waaye jikko amuñu ci dara. moo tax mu ne leur trait caractéristique c'est d'étaler toujours un large sourire pour se moquer des personnes polies et magnanimes. moo tax mu ne ils haussent les épaules en se dandinant comme des paons dans des prairies. Ils se pavanent dans des costumes tout chamarrés de couleurs. xam nga arab yi sax dañ daan wax ni góor bi ñu gën a bañ mooy góor boo xam ne bu xëyee day sañse ba rafet diw toog ca kër ga bu jigéen ñi toggee ba noppi bu ñu taajee añ mu añandoog ñoom bu safee xorom mu ne leen xorom bi de moom ëpp na. bu añ bi neexee mu ne seen añ beeke neex. arab yi jikko jooj dañ ko ŋàññi ñu ne góor dëgg am na heure boo xam ne du ko fekk ci kër. moo tax wa tadaawulil kalimaati xiina tadallalu mu ne dañuy weccante itam ay baat di waxtaan di débat xiina tadallalu ci waxtu wi nga xam ne ñoom ca la ñuy ngoonale. ngoonal rek ay ngoonal bi ñu ngoonal lépp dans l'oisiveté la tegu amul dara lu ci am njëriñ lépp dans le vide di waxtaanee caaxaan rek. waaye wata saa ulin an aswa il ambaa'i ak itam di laaj ci information yi nga xam ne ñoo gën a ñaaw ci information yi. Aji Sàmba moo tax am na ñoo xam ne tey balaa ñoo mën a jënd journal rek ñu ne am na
xew-xew boo xam ne bu safaanu la keroog ci la journal di gën a dox waaye fa ñuy waxee yiw ak mbaax amaana journal boobu la muy jar njarte ga dana des waaye boo xëyee tey ne diw dañ koy tooñ ñu affiché ko keroog journal ba du taxaw. Allahu akbar moo tax mu ni ils colportent, ils échangent des propos partout où ils sont. Ils s'interrogent sur la question de savoir qui était le pire des prophètes. Parce que mu ne kaay ma jox la nag solution xam nga boobu ba léegi mu ngi ci problématique yi pour wax la ni nañu delluwaat ci œuvre yi nga xam ni suñu mag réew mi bàyyi nañ ko fi ci xam-xam ñu càmbar ko ndax balaa nga jéggaani day fekk ni fa nga jóge dara dafa newul waaye fa nga nekk bu fa dara nekki consultel ba xam la fa ne lan la kilifa yi wax moo tax damay bañ saa su ne léeg-léeg nga dégg am ñu taxaw kilifa dañ koy ormal ñu naan sëriñ si duñu wax kilifa yi duñu wax yaakaar naa xaaji Samba booba léegi maa ngi wax de te li may wax nii yëpp ci kilifa yi ñuy wax bu ñu waxee ñu naan sëriñ si duñu wax xam nga léegi tey lu moom moo fii ne xoolal tey Cheikh Ahmed Tidiane li mu bind yëpp ci orientation nga dem tey ci Seydil Hadj Malick Sy li mu bind ci orientation ci Ahmadou Bamba li mu bind yëpp ci orientation moo xam ci tazawudu sigar la wala tazawudu shubaan wala nahju qadaa il haaj hawaïj yooyu yëpp nekk ay jàngale ay orientation léegi lan la nu bëggati dafa fekk ne kay kenn ku ci nekk kullu xisbin bi ma ladayhim farixun kullu xisbin bi ma ladayhim farixun ñaara fi ne seytaane dafa wàcc ci géew gi teg ndëndëm ne kenn du fi baaxee yàlla ne ko man itam am naa élément moom boobu ñëw mu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ku ma topp di nga baax ndax innama bu'istu li utammima makaarimal axlaaq waaw léegi nag ñaar moo am valeur yaa ngi fi tendance yaa ngi fi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wàcc na ndax li mu war a jàngale yëpp jàngale na ko wa ma yastawi al-bahraani hada adbun furaatun saa'ighun sharaabuhu wa hada milhun ujaaj mon professeur daf koy firi Cheikh Mouhamadul Moustapha mu ne ñaari géej yooyu les deux mers sont identiques l'une est douce et calme l'autre est agitée et amère mu ne bi douce te calme mu ne géej bi nga xam ni dafa dal yënguwul dara mu ne boobu mooy valeur yi mu ne te boo xoolee ndox mi ndox mu neex la wexul mu ne mais bi nga xam ne foo ko fekk mu ngi dóor mu ne boo ko ñemee wex na xat xorom te bari na coow mooy tendance yi waaw kon mbokk mi ngi ñuy signaler ni li ñu amoon ci waxtu daanaka jeex na waaye di xam ni la ñu waroon waxtaanee jeexul te yoon yemul ci benn am na yeneen jotaay yoo xam ne mi ngi ñuy xaar kon jàpp leen ko fii samedi bu jot 16h ba 18h ci seen rajo Safina FM 98.2 ñu xam ni lépp loo xam ni wax nañ ko fi ci njuumte yàlla nañ ko yàlla jéggal lépp loo xam ni wax nañ ko fi ci yiw ak mbaax yàlla na ko yàlla tasaare ba képp ku ko dégg mën caa jubay di nuyu sama papa Tidiane mi nga xam ne ma nga ba ci Tëngéej ak sama papa Omar yàlla na yàlla yokk leen sutura ak sama papa Moustapha Mbodj ca Yarax sama maam yaay ñaañandoo yàlla na ko yàlla yokk wér ak suñu papa Habib Sène
mu joxal ñu ko mboolem waa kër ga waa seeneen yal na yàlla yokk leen yokk waa Yarax yëpp oustaz moo Njaay Thiam di suñu oustaz El Hadj Cissé oustaz Makhtar Thiam oustaz Mor Thiam yal na yàlla dolli leen tawfiq dolli leen sutura in uridu illa al islaha mastata'tum wa ma tawfiqi illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. Assalaamu aleykum wa rahmatullahi